ani ñi ko doon laajte Wally neexul Siobati ñëwati na dalay jaayaat ñaari multiprise l'écran yu mag ba noppi may la benn ingelect bu ndaw waaw jaay la ba noppi may la lii ci ñëg yu xewale lii ci yëf yu baax yi ci marque yu raar Siobati daal mooy première quincaillerie bi nga xamante ne nii moom mooy jaay ci réseaux sociaux moom mooy jaay ci internet boo ñu bëggee woo ak ñuy woo ci 78 457 96 92 78 457 96 92 wala sax nga visiter suñu site internet www.siobati.com. Hey Siobati. ñu doon wax ne enfin Luc dina sauver waat saison bi malheureusement ñu jàppaat ko alors liñ ko jàppee yóbbu ko Ndar man dem naa ba Ndar seeti ko fekk ko ci prison bi ñu toog waxtaan man ak moom mais inquiétude bi mu doon am mu ne man ak li ma liggéey réew mi ak li may investir ci suma réew di ko jàppale réew mi di ko jàppale borom réew mi Malick man mérité wu ma ñu may toroxal jamono ji ñu nekk nii ma ne ko Luc dama mus a lire ci l'aventure ambiguë bu Cheikh Hamidou Kane mu ni l'homme trouve son destin déjà tracé il ne peut rien y changer sa destin da nga fekk yàlla tracé ko ba pare mënoo ci changer virgule il était dit que jafe-jafe yi ak tolof-tolof yi di nga ko am te yàlla buy defar day mel ni kuy yàq amaana li tax yàlla làq la fii am na lu mu lay fànqal mënoon nga génn accidenté mari day taali dee wala nga paralysé leneen mënoon na la dal mais aussi yàlla dina la làq ci barab pour ubbi say bët ci àdduna nga jàngat ci lu am solo mun ma coof wax nga ma dëgg parce que coof la ma koy woowe presse ma ne ko nag muñal ñun ñi nga xam ne ñooy say xarit di say am di jàmm lu ñu mën dinañ ko def pour jéem la génn fii vraiment boobaak léegi tooguma Haj Bekaay Mbaye toogul Moustapha Gueye toogul ñun ñëpp daal ñi nga Modou Lo toogul ak yeneen nit yu nga xam ne amaana xamuma leen ñi ngi ci dossier bi di ci jéem a def seen kem kàttan pour ñu bàyyi ko man chaque jour ma déggante ak ay avocat maître Baboucar Cissé ak maître Bamba Cissé ñu may dalal sama xel ni ma ñi ngi def suñu kem kàttan pour Luc mun génn am na ay kilifa yu nga xam ne du ma tudd seen tur ay jëwriñ lañu ci gouvernement bi man impliqué naa leen ci dossier bi sensibiliser leen ci conscientiser leen ci ba ñoom ñu dugal ci seen kàddu dugal ci seen loxo ba garde des Sceaux ministre de la justice sama turandoo El Hadj Malick Sall waxoon ne dina ci jàpp ba ñu bàyyi Luc Nicolaï kilifa gi nga xam ne moo ma woo ci gouvernement bi tamit ba ma oowee daf ma ni déggoon nañu ak jëwriñ suñu naatangoo jëwriñ jii di El Hadj Malick Sall mais xamal nañu ni mi ngi ciy def ay jéego première chose bu ñuy njëkk a def mooy rapprocher Luc Nicolaï de sa famille maanaam jëlee ko Ndar indi ko Thiès bu ñu ko fi indee mu jege famille am di leen mën di gis ndax depuis coronavirus bi kenn demul Saint-Louis fekk ko fa du jabaram du doomam du ay am di jàmmam du ay mbokkam te loolu metti woon na ci moom demoon na ba même lu muy lekk sax ay poto sardine ak ay fruits ak yooyu la doon dunde parce que Luc dafa nekk sous régime alimentaire niñ koy gis noonu muy jantal yëpp dafa am feebar ok donc ci loolu biñ ko indee Thiès tamit bi mu waree ñëw am naa ci ay écho yu leer am ci information yu leer ba lundi bi mu ñëwee Thiès am nañu échangement ak moom parce que Luc du ñu woon mu nëbboonte du ñu woon parce que xam nga prison des fois dañ lay may nga déggante ak say mbokk mais coup de fil yi nga xam ne moom lañ koy may ak waxtu yi ñu koy may toujours dina am lu nga xam ne man la koy consacrer ñu waxtaan ci man ak moom donc li mu nekk Ndar yëpp du ñu toog un jour te déggante wuñu bi mu ñëwee Thiès aussi mënuma egsi naa Thiès ci jàmm ci loolu aussi man jël naa suma ay téléphone woote sumay relation yi ma am Thiès ba baliser terrain bi ba déggoo sax ak le directeur de la prison de Thiès Luc woo ma ni ma man condition yi ma fekk fii ak la ñu ma waxoon bokkul parce que fii fi ñu ma nar a dugal bu ma fa duggee dinaa am jafe-jafe ma wax ak directeur prison bi mu xamal ma ne Malick Luc fi ma ko yóbbu ay kilifa rek ñoo fa nekk comme moom actuellement nii garde pénitentiaire yëpp dañ leen a consigné amatul dem di ñëw parce que dem di ñëw bi mën nga choper virus bi indi ko ci biir kaso bi te bu boobaa catastrophe lay doon moo tax ñi nga xam ne ñooy garde pénitentiaire yëpp dañ leen a confisqué ñuy fanaan ci mag bi donc espace yi fa libroon mu ne ma ñoom lañ ko jox parce que Luc sax dafa amoon yéene wu fa ñu ko tëjoon ba mu nekkee prison Thiès parce que nekkoon na fa ñu dugalaat ko foofu directeur bi ni ma loolu même bu ma ko bëggoon actuellement ni mënu nekk parce que néeg yooyu yëpp garde pénitentiaire ñoo ko occupé pour l'instant comme mesure yooyu moo fi nekk te levé guñu ko
fii ma ko yóbbu rek moo fi sës foofu du joteeg yeneen détenus yi dara te dina nekk ci jàmm parce que ay kilifa lay nekk foofu di am nañu cours am nañu lépp mais il se trouve qu'il y a plus de 30 personnes dans cette cellule là beneen bi ci des aussi ma ñafe pour ñu yóbbul ko lu mu lekk ba ma déggante ci ak benn kilifa mu ni ma waxal soxnaam mu toggal ko indil ko maa ngi koy lijjanti ci prison bi pour mu jot ci soxnaam 14 heures xaw ma 15 heures laa ko jot muy mami mu gaaw defal ko repas menu yóbbul ko ak ay yi muy soxla effet yi mu soxla yépp ak ndox ak ay fruits et tout mais bi mu demee directeur u prison bi aussi mënuloon accepter lekk bi ci li mu wax parce que nee na yeneen détenus dañ fi nekk te bu fekkee ni dafa defal loolu Luc Nicolaï mën na perturber quiétude du mag bi donc kon leneen lépp mën na dugg ba mu des lekk bi voilà ci loolu la ñuy wax ni Luc da doon def grève de la faim évacué nañ ko hôpital lu nekk dégg nañ ko ci mais en réalité nekkul sax grève de la faim ku nekk sous régime am na lu nga xam ne bu ñu la ko joxee nga lekk ko da ngay xaru bu ñu la teree xorom nga lekk xorom xaruwoo bu ñu la nee bu lekk lu niin nga lekk lu niin xaruwoo bu ñu la nee dem lekk ay crudité ak ay kii nga dem lekk leneen xaruwoo donc tey Luc dafa nekk régime boobu moom la bëggoon respecter mais malheureusement on ne lui a pas permis mu ni moom lekk lële bañ a lekk moo ko gën a ci la amee jafe-jafe la donc pour gàttal Lamine bu ñu ñëwee ci réellement lu tax ñu téyewaat Luc Nicolaï dégg nañu le ministre de la justice garde des Sceaux maître Malick Sall ci JDD muy jury du dimanche bu bi am iTélé ak Mamadou Ibra Kane mu ne Luc Nicolaï ak Bougazeli seen cas bokkul Bougazeli dafa nekk en détention provisoire supposé innocent donc mais Luc dafa am condamnation définitive maanaam tëj nañu ko te loolu kenn mënatu ci dellu ginnaaw kenn mënatu ko juger waat parce que procédure yëpp épuisé na ko mu ne dañu ko téye par contrainte sur la base de la contrainte par corps contrainte par corps ci ñi ñuy seetaan mooy lan mooy ñu tëj la alamaan la buñ la alamaanee alamaan boobu même buñ la mayee liberté te fayuloo ko mën nañu toog partie civile bi relancer dossier bi ñu jàpp la pour nga fay li nga war a fay loolu mooy contrainte mais Luc bu ñu fàtte ni 300 millions la ñu ko alamaan ci nit alamaan boobu sax da nga naan xanaa ab société lañ ko teg mais benn doomu aadama ñu alamaan la 300 millions Dame Justice a eu la main trop lourde ci 300 millions amaana boo jaayoon Luc Nicolaï ki mbokkam ak la muy am yëpp est-ce que dina ko mën a fay mais à ma grande surprise man dossier bi boobu ba léegi maa ngi koy suivre bi ma jotee ay avocat depuis bi ñu ko jàppaate dañ ma ne du contrainte par corps dañu ko jàpp sur la base de l'exécution du mandat d'arrêt décerné contre lui ba démb maître Baboucar Cissé réitéré na ko yow toog nga ma woo Bamba Cissé woo maître Baboucar Cissé ñu affirmé waat ne le garde des Sceaux xëy na dafa réere mbir ci dossier Luc Nicolaï mais Luc Nicolaï kenn téyewu ko contrainte par corps dañ ko téye sur la base du mandat d'arrêt donc loolu ay avocat am ñoo ko wax maître Baboucar Cissé démb jël nañ ko ci rajo bi i rajo mu réaffirmé waat ko kon où est la vérité dans cette affaire est-ce que contrainte par corps est-ce que dañu ko exécuter mandat d'arrêt bi foofu dafa am un flou total te loolu dafa war a leer su fekkee ni du contrainte par corps kon Luc Nicolaï fa mu nekk bu neexee ministre de la justice suba ñu bàyyi ko bu neexee président de la république suba ñu bàyyi ko te je pense que tey dafa am Lamine ci jargon wu justice lu ñu tuddee délinquant primaire délinquant primaire mooy ku nga xam ni pour la première fois yaa ngi soog a am maille à partir avec la justice maanaam yaa ngi soog a am jafe-jafe ak yoon nit bu fekkee ni dafa am pour la première fois jafe-jafe ak yoon da ngay jàpp ni xëy na dafa juum donc mais rôle justice du ni que Malick dafa def naka su dul noonu nañu ko briser yàq addunaam yàq carrière am dañ ko war a jox ab chance pour mu rebondir doo tëj but tëj palanteer wàcce rideau il faut toujours donner une seconde chance à l'individu pour mu racheter wu pour mu dellusiwaat ci liggéeyam te Luc bi ñu ko bàyyee liberté conditionnelle ku nekk gis na ne ci yoonu njub rek la nekkoon ci liggéey rek la nekkoon
ci ñafe rek la nekkoon kon kooku yaakaar naa ni bu ko neexoon mu jël avion daw bu ko neexoon mu jaar feneen mais fii la toog ci réew mi dawul daayul visible partout buy dem ci sëñ Abdou Karim nga gis ko buy ñëw ci làmb ji nga gis ko donc kooku je pense que war nañ ko mën a sax may liberté surveillée wala liberté xaw ma nu ñu ko tuddee xaw ma ban xeetu liberté. wala bu ñu amee bracelet yi ñu takkal ko. waaw wala ñu takkal ko bracelet électronique wala ñu def ko sous contrôle judiciaire lu nekk war na ci mun a am ci sama gis-gis bu gàtt mais daal Luc Nicolaï encore une fois fi mu nekk du place am nañ ko bàyyi mu delluwaat ci njabootam soxla na ko nañ ko bàyyiwaat mu ñëw ci njabootu làmb parce que njabootu làmb soxla nañu ko te je pense que il a assez payé.